kon ñu ngi nekk fii ci TV Darou Salam ñu am suñu gan Ahmadou Guissé muy kenn ci waa APR bu Napoli ñu dalal ko fii bëgg koy laaj lenn ci li nga xamee ne moo lëmbee Sénégal léegi muy politique ci politique boobu nag xam naa bala ñuy dugg ci point yi danañu ko jox microphone bi mu nuyu Sénégal yi nuyu waa diaspora yépp nuyu waa Napoli gi nga xam ne ñoom la bokk di liggéey ci parti bi Ahmadou Guissé ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw sëñ bi maa ngi lay remercier tey bi ma invité pour ñu wax lu jëm ci politique te ku xam mois bi ñu toll nii xam Sénégal ñoo ngi ci nekk ci yëngu-yëngu bu mag mooy élection yi jëm incha allah le 24 février. donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu fépp militant APR nekk ci monde bi maa ngi nuyu surtout waa diaspora particulier waa Napoli xam ne section moom bokk ma nekk bi chargé de la communication et de l'information donc maa ngi nuyu militant benn bokk yaakaar yi di ñëpp jërëjëf. waaw Ahmed ñu ngi lay laaj dañu gis ne temps yi dañu xeexee rek gis la nga nekk ci réseaux sociaux yi di joxe sa contribution ci réewu Sénégal ñuy la laaj ana lan moo la pousse ci loolu. waaw dama posé question bu am solo te aussi chaque fois dam ci sawar répondre dama toog nekk man en tant que makiste gis bon ci réseaux sociaux yi ñu attaqué président Macky Sall di ko attaqué matin soir te gisuma benn militant APR wala ñoo xam ñoo bokkal tey di gouverner tey mu mel tey parti socialiste wala muy waa APR wala moom sax ay ministres yoo xam ni président Macky Sall moo leen fal gisuma ñuy défendre président Macky Sall ma jàpp ni kon ñun suñu problème mooy problème de communication ma jug en tant que jeune bu engagé ma ne ma pourquoi pas du ma jug def comme gars yi ñi attaqué président Macky Sall ma jug man défendre président Macky Sall te mosuma yaakaar ni ampleur bu mu am ni dañu ko am ma xool ba ma xoolee xool que dans le monde entier man rek maa def des directs défendre président Macky Sall li mu ci dugal. waaw foogoo ne kon parti bi dafa am góom boo xam ne moo ci nekk ndax li wër Macky Sall yëpp bu nekkee ne amul kenn koo xam ne mën na koy waxal. waaw am na góom benn deuxièmement tamit dama jàpp ni aussi tamit fit maanaam amuñu fit parce que dama jàpp ni parti au pouvoir ñu am problème de communication nga gis jeunes yi nekk ci Facebook bi dafay direct di attaquer président Macky Sall pourquoi jeunes yu xam ne bokkuñu parti defuñu comme ñooñu mu nekk nag lu xam ne yombul parce que c'est très difficile te tamit dafa nekk risque man ma jël risque boobu man mi def ko te ma wax la sama première live dama ko defee dañ ma attaqué mais saaka matin soir ba ñoo xam ne sax jël sama photo man ak photo président Macky Sall ak photo mooy borom ñaari tur yi collé ko def ko ci Facebook bi ba sama mbokk yëpp woo ma ni ma yow xam da nga défendre boobu ñaari tur yi ma leen déedéet parce que lu waral loolu c'est que ñoom dañu bëgg ma décourager bàyyi ma xam ne même su ma bàyyee bàyyi na day nekk sama défaite. deuxièmement du ma gis benn jeune tey buy défendre président Macky Sall ci Facebook bi moo tax bàyyi ma ba léegi. waaw est-ce que noppi googu nga xam ne xale Sénégal dañ ko noppi nekkul ne liñ doon xaar ci président de la République dañ ko amul. question ba léegi ko. xale Sénégal yi maa ñi nga xam ne ñoo waroon di défendre président li nga xamee ne moom lañ doon xaar ci président est-ce que loolu gis nañ ci seen bopp. non du loolu pour man du loolu pour man ragal la su ko sama ragal la mooy ñiy attaqué le président Macky Sall te du bëre ci réseaux sociaux yi te du bëre trop léegi su kenn jógee rek bëgg défendre président Macky Sall day metti ci moom léegi-léegi sama biir wax nee naa la dama commencé ñu attaqué ma
di ma saaga matin soir te ba léegi nit ñoo may saaga mais du ma bàyyi. xëy na foofu da ngeen a ragal booy sonk yi ñoo leen a saaga. te mënu leen a respondre non booy sonk yooyu ñoom am na argument. lan moo tax amuñu argument ndax bu nekkee ne yéen. lu ngeen booy sonk yi rek ñu dugal deux booy sonk yi rek ñooy saaga mais gisoo tey benn militant APR maanaam militant bokk benn bokk yaakaar di si saaga parce que ñun dina am ay argument dina am bilan bu positif donc ñun gisuma tey pourquoi ñuy saaga yeneen candidat yi. déet seen bilan bi kat gars yi nañ ne dara matut da ngeen ne fii di. c'est que nit ñi ne yéen a ngi def inauguration te inauguration bi. non gars yi nañ non ne opéré yi matut loolu loo ci wax. xam nga ñooñu wax yëpp pour man ñàkk lu ñu wax la te boo xoolee mosuma gis benn candidat tey bu nekk ci opposition bi di attaquer son excellence ci bilan amul gisuma benn candidat bu attaquer Macky Sall ci bilan ñoom ñëpp lu ñuy wax naan na Macky dem la ñuy wax. mais gars yi dañu wax ne nañu xool li ngeen def dafa seer bu ngeen waxee ne defar ngeen benn autoroute kilomètre bi bu ñu demee ci yeneen réew yi africain yi dañu gis ne seen yos ñoo gën a seer yeneen pays comme Nigeria comme Maroc. et pourtant boo xoolee ñu naan dafa cher pourtant bi fii Abdoulaye Wade nekkee ak son régime li mu def ci tali moo gën a cher li président Macky Sall def kenn waxu ko mais nit ñi nag dina gaaw a fàtte mais bu ñu fàttali ko régime Abdoulaye Wade li fi nekkoon moo gën a pire bi fi Macky ñëwee te dëgg tey kenn wax ci. mais Sénégal yi kontaan nañu ci Abdoulaye Wade gis nga ni ñu ko jëlee ci réew mi. waaw mais Abdoulaye Wade dafa bëgg a imposer doomam. mais est-ce que loolu rek la nit ñi gisuñu woon ne day foye alalu réew mi. non Abdoulaye Wade tey man du ma tey c'est vrai que man du ma bokk ma PDS mais xam naa Abdoulaye Wade liggéey na mais dafa yàq jikko Sénégalais yi. waaw est-ce que loolu. moo tax Sénégalais yi tamit maam li fi amoon le président Macky Sall dindi. est-ce que bukki Abdoulaye Wade jamono jii ñu nekkul da leen jege. non du ma sa jege parce que man dama xam ni sama président lu mu def Sénégal te fenn la président Macky Sall juumee fenn la juumee de fenn dafay erreur mooy bi mu ñëwee waxul sénégalais yi fu mu fekk Sénégal dafa fekk Sénégal ci guuta te su ko waxoon sénégalais yi bàyyi ba du tudd Abdoulaye Wade. mais wax na ko yaa ngi gis ni discours bi mu def ci fee admis waxut fa leneen lim liggéey ci réew mi rek la doon wax nit ñaa ngi doon ko xaar mu indi ñu benn bilan boo xamee ne nii muy gën a positif lim ñu wax ndax defar naa lii def naa autoroute bu dem Touba Baba Tenda fii ci lu ne ñëw tegal ñu loolu mais nekkul doon na gën pour Macky Sall wax ñu lan mooy programme futur ci li mu passé. xam nga ñoo ngi jëm ci élection donc pour man sama xel mu gàtt war na mën a wax ne Sénégalais yi lii laa fi def nee naa ci samay ci sama live fii même bu président Macky Sall doon tabax ba tabax asamaan am ñoo xam ne du ko maanaam du ko gis seen xol mooy gumba du ko gis. loolu d'accord nañ ko loolu ak lépp la ci lépp. du ko gis mais lan lañ lay wax président Macky dañu gis ne dañ ko bundaxatal dàq ko PDS. digg bëccëg ñu bari ràngu pour jàppale ko. pour lan pour Sénégal googu ñu gisoon. bu mu ñëwaat. tey jii ñu gis ne président Macky ña ko doon dàq di ko def loolu nekkoon ci criminel boobu tey moo leen làq loolu loo ci wax. yaa gis maa ngi fàttaliku 2008 bi ñuy wootee loi Sada Ndiaye pour jël fi président Macky Sall da nga ko toroxal ñoom waa PDS bu ñu xamoon ni tey Macky Sall fii lay mujjee jiite réew mi kon kenn ko toroxal te loi boobu sax xëy na sax moo indi lii yëpp ba président Macky Sall ñëw jiite Sénégal benn. mais est-ce que fàttewul ko. fàttewul ne doomu Sénégal yi dañoo dee pour moom. mais fàttewu ko fukki nit ak ñaar. ñàkk seen dund. peut-être xam nga peut-être lan moo tax tey jii ne muy jëlaat ñooñu di leen uuf te ñooñu lekk alalu Sénégal bi. waaw am na ci ñooñu ngi leen topp ay milliards. seen i documents ñu ngi ko dugal ci ron taabal yi. mais ma ñëw foofu man ñëpp xam na ni man
sama position ci côté président Macky Sall ñëpp xam na aussi sama position ci les transhumants parce que toujours dama koy wax ci samay live man gëmuma transhumant xam naa lan laa contre mun ma contre tey ku si mel ne Sada Ndiaye man kooku man laa mënul digérer amul lu mu nekkul président Macky Sall. ba loi bi ñu tuddee ko loi. lu tuddee ko loi Sada Ndiaye. jeex na mu nekk lu tey fan la Sada Ndiaye tey mu ngi ci APR. tey waxoon naa fi ma ne man heure bu Sada Ndiaye demee APR man ma dem ci ne APR. ana Ousmane Ngom lan la waxoon Macky Sall. Ousmane Ngom sooy dem lekkal kërim. xam nga tey kii loolu kan moo ko waxoon waxal. xool kii di Ousmane Ngom kii di Sada Ndiaye Souleymane Ndéné Ndiaye mu jëng Fada Moussa Sy ndaw si ñëw barki démb Aminata Tall Serigne Mbacké Ndiaye man ñii mu leen digérer. du ma no xëy na. ay satu mën nga wax ne nekkul transhumant ndax dañoo egsi ci jamono boo xamee ne nii parti mënti jàll dañ ko kal. mais léegi mais kooku mën nañu wax ne dafa ñëw pour def aliyaate ak yéen daal. mais su pexeem jubboon day nekk candidat jël président Macky Sall moom la bëggoon. d'accord pexeem moo jubal moo tax mu ñëw. xam nga fi ne nii mënoo jàpp ne ñi dem ci Idrissa Seck ñooñu dañoo def transhumant ndax dañoo dem pour jàppalante ak moom. ak seeni tuuti ñooñu tamit ay transhumant la. non loolu pour man d'accord ma ne loolu transhumant xam nga laa contre. pourquoi bu ñu jugee dem ci pouvoir bi ñun transhumant la te bu jugee dem ci benn ci parti opposition ñu ne non dafa rejoindre. non man ñaari parti yëpp laa la wax Aïssata ci pouvoir la dem. man dama d'accord ne deful transhumant man li sama xalaatu bopp laa la wax. boobu d'accord transhumant la man defuma voté transhumant dama def nit koo xam ne da nga defi coalition. man loolu laa jàpp. ki dem ci Idrissa Seck tey dama lay jàpp ne da nga defi coalition ndax lan la loi moo la gaw ba yow lii nga xam ne moo nekkoon sa programme mënutul jàll. ndax yow da nga noonu man dama bëgg nekk président de la république jël sa programme teg ko léegi tey loi ñëw na tege sa ko. mënoo jàll il faut nooy def toog fii di galère juróomi at déedéet da ngay seet nag programme réew mi ñi fi nekk kan moo la ci gën a xam nga ma wax la benn affaire ci politique kenn ku ne dafa am loo xam ne moom nga dundoon boo xoolee ne Idriss Seck libéral Aïssata pour dem ci PS moo gën a yomb idée PS moo gën a yomb te fële Moustapha Niasse fa tanoram fa kon ànd ñooñu seen programme ñoo gën a dëppoo ci kaw muy dem di ànd ak Idrissa pour man noonu laa ko jàngi mais PDS bi dem. mais léegi Aïssata tey. waaw ñaata at la toog di critiquer président Macky Sall 7 ans waaw mais léegi boo demee tey ànd ak président Macky Sall tey nu muy défendre bilan président Macky Sall yow ki nga ñaan chaque fois nga xëy ànd ak moom mais boo demee yow loo koy défendre bilan am. mais yow lenn moomu jaaxal. bi ñu toogee fii ba léegi yaa ngi ne bilan Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall wax ma ko. bilan Macky Sall nan daal la. peuple Sénégal ñu ngi déglu lan mooy bilan président Macky Sall. est-ce que yow bi Macky toogee ba léegi au pouvoir dégg nga tey ñu ni ceeb bi yokku na wala suukar wala diwlin wala leneen bu amoon opposition bi sabab ñu njëkk jug ci télé yi di làmmiñ ni affaire bi yokku na wala askan Sénégal jug nii di yokk na mais ba léegi depuis 2012 ba léegi gisu ko dara yokk ci Sénégal. mais loolu rek la ma amul leneen lu mu def. ñaar nga ñëw. waaw coupure courant bi amoon Sénégal takkal xam plan Fayal la woon mais dañu gis tailleur yi tabaski korité mais ñuy kaas ndax seen ñëw day tardé day guddeeg bëccëg tardé guddeeg bëccëg te boo xoolee entre 2012 2000 ba 2012 950 heures de coupure moo amoon Sénégal Macky ñëw en 2012 ba 2018 24 heures de coupure Macky du moroomu gars yi coole fi ne rek kii fas naaru góor la. ma ala Touba bi gars yi dañuy wax ne matu. même ma ñëw rek nga ñëw xam maa ngi déglu tey maa ngi dégloon keroog ku ñuy wax Babacar Gaye ñu invité ko benn chaîne Sénégal mu ni wéy àll bi xam nga tali yi matul dugg xam nga rek ma ne kii il est malade mais boo xoolee Abdoulaye Wade nekk na fi 2000 ba 2011 11 ans ci 11 ans yi lay a réalisé 1768 kilomètres ci
ci 11 ans. mais yéen gars yi dañoo. Macky ñëw attends Macky ñëw ci 7 ans il a réalisé 1762 kilomètres 7 ans. mais gars yi nag dañ ne da ngeen a politique ci inauguration yi ngeen a def temps yi jumaa ji fële Géejawaay jumaa ji fële Pikine démb VDM bi ngeen kii mais est-ce que affaire yooyu opéré yooyu mat nañu. yow xam nga sa waay gars yi xam nga problème mooy xam nga dese wax ma dese. gars yi dañ ne parce que dañu xam ne dañu gis seen dañu gis seen defet dañu gis ñoom daanu bëgg bëri bañ bëri xam nga problème bi dañu dem bëgg seen defet bëgg nag xëpp ci affaire yu suuf boo xoolee te la naa ko leen de heure bu président Macky Sall jógee kii ñëw mu am problème te gëm naa ni Macky incha allah day am deuxième mandat dem ñu xoolal gars yi jëliwaat mu ñëwaat moo fi def li kenn deful coow la fi ne nag coow la fi nekk. waaw seen aérien bi ngeen doon kii démb benn aérien benn. tant que Air Sénégal ëddiwu leen ñeent ñu mën a xam ne am na bu départ Italie am bu départ Paris ñeent ngeen dem indi benn rek toog dañu xool bu ñu demee retour bi fan la jëm nga indi ñaar indi ñeent mais am fi woon mu ñëw sa waay nag kam def ma xel man sa waay man dama ko faa doo ko faaye loolu la lay non xool gisee bul ne bii naan ma dama faa Macky Sall dama ko faa ndax mënuñoo xëy suba ba ngoon jot Macky bu xëyee bu solee danaan damay ubbi fële damay def lii mais xoolal je me rappelle en 99 boobu maa ngi dem Gambie demoon Gambie sax c'est que ainsi yooyu dafa am ay papiers yu doon toppatoo ma ñëw ba Farafeñe mooy frontière ba ca mooy ci pont bi rek pont barki démb bi. Baba Tenda. gars yi oto camion dañu ñëw ba Farafeñe war a jàll bag bi paan tey bu amoon tey ay produits yoo xam ne day nëb mais day yàqu. depuis combien d'années gars yi di xeex pont boobu léegi Casamance macha allah léegi si ba ñëpp a kontaan ba maanaam ñëpp a problème bi nag. mais est-ce que Casamance kontaan nañu. ah barki démb bi fi Sonko wàccee booy mbedd mi. Sonko xaw na fees de. Sonko ñi ko topp yëpp ki la am si carte d'identité. booy kan moo la booy léegi dañoo am carte d'identité. Sonko bul fàtte ne. non Sonko li ko topp xam nga lan la maanaam Sonko dafa am bayre bukki fu mu romb gaa yi génn. da nga yaakaar gars yi dañuy seetaan. Sonko doo sax ko Sonko du sa jëkkatréem. ñi ko topp lu leer laa la wax ñi ko topp duñ ay Sonko militant ñi ko xam yaa ko wax de. Sonko man sax bu ma wax ba Sonko. man damaa réew boo koy wut bu nax sénégalais ko xam lépp lu wax rek ay kàccal doon dëgg. ba ko ci candidat fii moom dañ fi ay ko fi saaga. non saaga ma sax mais kooku moo wolof la. waaw kooku président de la république la bëgg a nekk. boo tudd turam bi da nga koy respecté du sax nekk lax du nekk sax du jël quatrième du ko jël quatrième. Sonko benn il est encore jeune te sénégalais bu dofee ba jox seen réew Sonko wala Idrissa Seck non tëgg nañ ko yaa gis li dal France moo jël Sénégal gilet jaune yi jug Italie gii li ko dal moo jël Sénégal réew da nga ko jox. mais booy bul takkali Italie ak. réew da nga ko jox xam non non amee ma ñëw rek. ñi gouverner Italie ak Sonko bu leen koy Sonko dafa jàng. réew da nga ko jox maanaam mais fii gars yi nga xam ne ñoo gañ réew mi di kii. Sonko bag lañ am. léegi Sonko wax ma yow Sonko ban poste la occupé woon Sénégal. mais d'accord inspecteur la bu demee. sàcc ay suuf la fa nekkoon Sénégal. loolu leeru. dafa leer nañ yéen bu dee li ngeen wax bu nekkee ne mu ngi ci yéen bu nekkee ne dafa sàcc ay suuf ngeen teg ko loxo comme ni ngeen def Khalifa comme ni ngeen def keneen. voilà très bien xam nga tey ñu toll nii guddi nii ñu toll nii boo ko fi laalee xam na ñuy wax waaye président Sall bañ na saa bokk ci élection yi jàpp na tëj nañ ko ba élection yi jeex. 94 milliards yi. d'accord lu tax ñi mu leen ci yëngatu. voilà te moom très nee bien na nangu na ngeen ñëw toog jàkkaarloo face à face. mais saa waay tontu na ko te foofu tamit man am naa sama xel dafa tey pourquoi sama xel tey foofu mooy tey bu ñu accusé Mamour Diallo 74 milliards mu toog un mois 2 mois dafa benn réaction te Sénégalais seen xel day tey foofu man dama waxoon tey le procureur dafa war a autosaisir Mamour Diallo
ak Sonko. mais El Hadj Diouf avocat ñu bi wax na nee na après kii élection yi danañu. mais c'est après élection yi leer nañu. danañu ko attaqué. après élection yi incha allah. mais pour man waxuma loolu gouvernement lan lay jëriñ su nekkee ne mayu leen Khalifa Sall benn espace pour mu mën a topp ay documents am li ko li ay xàqam ngeen jox ko normalement. waaye Khalifa. déglu ma xoolal Khalifa joxu leen ko benn temps dafa war a def recours du ngeen ko may. mais Khalifa weddiwul Khalifa dafa weddiwul. ñun waxuñ ne Khalifa jël na wala jëlul waxuñ la loolu mais dafa am loo xam ne loi moo ko maye bi ñu ko watee mu nekk ci biir kaso bi mu nekk député da ngeen ko war a génnee ci biti bu ngeen koy delloo jihaat ci kaso gi. dindi manaanu kii daay mi ko yoroon di député delloo jihaat lu tax loolu defu leen ko. defe naa ma ñëw xam nga côté justice moom sama xam-xam màcc wu fa du mu ci sore mais li mu la mën a xamal mooy Khalifa la xam dafa taq te moom weddiwul ko parce que ñoo ngi invité Bamba Fall Pam Ngagne Ndiaye da ko invité benn émission Faram Facce mais moom weddiwu ko weddiwul ñoom Khalifa loo xam taq na ci. mais problème bi du affaire yi weddi. loolu Khalifa def na njuum na. lu mënta xew am na waaye dañ ne la dafa am loo xam ne yoon moo ko may bi ko yoon mayee lan moo tax gouvernement bi xañ ko loolu. gouvernement bi xañu ko dara. mu xañ boppam. lan moo tax CEDEAO daan Sénégal ci ñàkk gi ñu ko ñàkk libéré. xam nga moo tax man la côté boobu côté justice ma dëgg yàlla man foofu ñu sore parce que sama xam-xam màcciwu fa foofu moom en tout cas loo xam takk na Karim aussi la même chose ñoom ñoo yem ñoom ñaar ñoo yem. te daal xamal leen de après élection yi la incha allah la 25 su ma fekkee sama victoire la 25 ñu bëree gars yi dañ leen convoqué. waa gisee xoolal yaa ngi nekk nii di wax gars yi dañ leen convoqué dañ leen def li dañ def nii te yéen Sénégal dafa mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk ndax koo xamee ne yaa ngi denc Ousmane Ngom ci say suufu taawal. xam nga léeg-léeg sama biir wax nee naa la denc ñeneen ba pare jàllale bi ko Khalifa Sall la. ñun Khalifa Sall rek la ñuy dégg ak Karim Wade ñi ci des ana ñu. ñi ci des yéen xam nga xam naa sax fàttan tour ñi bi ñu jàppee Karim Wade am na 5 personnes yoo xam ne xëy na sax siw nu siw yooyu mais ñoom ñëpp ñu ñëw ci biir. mais xëy na Karim moo fës rek te c'est vrai moo fës parce que Karim bàyyi moo jël 5 ministres jox ko. mu géré suuf si géré jaww ji géré fépp tas Sénégal yàq Sénégal. d'accord papaam bëgg na imposer Sénégal yi lànk ñu kenn du nax. waaw lan moo tax Karim ngeen dugal ko rëbës génne ko guddi teg ko ci benn avion génne ko réew mi sax doomu Sénégal yi doon. moo négocié. xoolal négocié amul ci ñun. Karim moo sonn ñun ñoo jël suñuy carte. Karim moo xam ne kaso neexul mu négocié. wax alors. nekkul Sénégal day dox ci ay ñu baal alors doomu président la bu ñu ma jàppee mën naa waxtaan ak président pour mu joti ko mais El Hadj Ndiaye mi nga xam ne nekkul doomu président ñu rey ko ci kaso bi loolu mooy waxee nag doomu Sénégal yi dañoo war a xam seen alal ji nga xamee ne ñu ngi ko yóbbu bitim réew fan la nekk Karim Wade fan la def suñu alal ji dëgg la wala du dëgg gis nañ ko wala gisuñu ku ñu tegal ñu lu leer suñu table. Karim da nga ko condamné après ñu gracier ko te le président. mais du moom rek lañ gracier chaque année boo xoolee. ñi gracier bu ma toog Sénégal lu tax ñu génne ko mais ma ñëw boo xoolee mois de décembre passé décembre bi ñoo ngi gracier 800 et quelques prisonniers. ñëpp nga Sénégal toog. waaw. lu tax Karim Sénégal noonu. moo daw sa kër fee metti. daw sa metti moom daw takk lu yor moom yéen a ko tegal jet. mu takk lu mu yor tekk ngeen na ko bañ yóbbu. xam du góor na lànk. mais si ay conditions ngeen ko génnee nekkul ne da ngeen ko defal grâce ku ñu ko defal da ngay toog ci sa nang rek moom tey bu dee ne xam nga ñaata yoon nga dégg waa PDS ne Karim day ñibbisi tabaski gàmm tam xarit chaque jour Karim du ñëw Sénégal du ñëw xam ne kaso neexul te bu ñëwee il va payer non 138 milliards la ko fay. mais bu toogee Dubaï yooyu moom wàcc na ko. non du ko was a wàcc da koy fay. bon ba benn da koy fay nañ dem ci kanam léegi sama dernier laaj ci yow. mooy dañu gis ne léegi mbir mi egsi nañ ci cëppaandaw gi fi ne nii suba yaakaar naa campagne yu commencé. incha allah yaakaar nga comme ni nga xam ne ni la parrainage yi doxee nii ba 5 candidats des ci mbir mi
seen mbër yaakaar nga mu mën a daaneel gars yi. tey la waa ji xam nga cool day bëri nag biti maanaam ci li wër arène bi cool day bëri waaw mais bu gaa duggee ci biir ba arbitre sifflé xam lépp dëgg la man dama gëm ni président day am deuxième mandat. foo ko teg nee naa am sama laaj nga ko teg. même bu toogee biir palais. waxuma loolu même bu ñëw falaa jëm jël falaa jëm même bu toogee biir palais bañ a campagne ñun les jeunes ñu campagne di am deuxième mandat parce que sénégalais yi dañu xam ku président Macky Sall sénégalais yi dañu fekk moom maanaam dafa ñëw fekk Sénégal ci ay problème mu gënee leen ci dafa yërëm sénégalais yi jabaram yërëm sénégalais yi mu ñëw wàññi lépp dara yokkul Sénégal ba léegi may wax nii mosoo dégg tey 2012 ba léegi nga dégg sénégalais yi nii li yokku na Sénégal amul ñi wax ñi ñëpp xam nga C25 xam fi di mujj C10 lay mujj. déet gars yi dañu wax ne président Macky bi mu ñëwee danoon fukki ministère ak ñaar. waaw moom lay mais teg waaw d'accord. léegi egsi nañ ci daanaka ay 70. d'accord léegi noonu na rakk ji du ko fal mujj na dénk ko. yow rakk ji rakk ji Aliou Sall mu ñëw xëccoo maire Guédiawaye fal ko waa Guédiawaye ñoo ko fal seen maire mu nekk seen maire mu def ci politique lu am solo xam ni mi ngi liggéey lu ngeen bëgg da bëgg Macky Sall bàyyi muy chômé. man li gars yi wax laa la wax. Macky du ko bàyyi mu chômé dafa xam mu am dafa ay preuve am. mais léegi ñu ngi liggéey dañoo dégg Sonko ne li ngeen a wax dara du ci dëgg da ngeen nëbb yii lu ne ngeen wax. ay Sonko xam nga Sonko ba xam ko wax Sonko candidat salafiste la Sonko bu joxee réew mi Sonko gàmm du am Tiwaawan magal du am Tiwaawan du am Tuuba. yow kan moo ne la salafiste la fan nga dëkk ne. Sonko salafiste ñi nga xam ñoo ko wax. man damay yaakaar ne bu nekkoon salafiste salafiste démb boo xoolee tey li nga metti ci Sonko ñu ni way doon saccagé siège mu nekk Yoff Sonko dafa dem Yoff gaa yi yuuxoo ko mu daw génn léegi institut ci la Mamour Diallo génn attaqué ko soo bëgg Sénégalais yi fàtt coow loolu moo toj lu moo saccagé wu siège ba. mais da nga bëgg wax ne victimiste lay def foofu. waaw moom dafa toujours day victimisé wu siège am ñaata siège la xam nga 5 xam nga 6 siège ay kawsu toj kawsu ya boo xoolee am na benn computer bu fa nekk kenn laalu ko taabal ba ñu fell ko tuuti télé ba la moo nekk siège ba ñu xëy la lendemain benn waaye nee na woy mooy change affaire mais doo bàyyi bu police ñëw gendarmerie ñëw gars yi koy constat ñu xool Sonko dafa tax sénégalais yi bala 24. nee moom nee na day changer système bi. day génn ci. xam nga franc CFA. xam nga ñàkk xamadi weesuwul tey. nga toog nga ni bi président bu fi jaar dala war a fusiller dala war a rey te nga juddoo ci système bi jàng système bi tekk ci système bi ngay saaga système bi pourtant gis na li nga bëgg a wax mooy ne am njàngam ak léppam Sénégal la ko système bi defee la Sénégal la ko fayal ñoo ko indi fi mu nekk daal mu nekk tey ok di saaga boobu système nag léegi nag ba ngeen xoolee keroog ñoo gis mu dem kër Aïda Mbodj pour Aïda Mbodj ànd ak moom mais Aïda Mbodj système bi la bokk pourquoi mu bëgg mu Aïda Mbodj ànd ak moom pourquoi toog na fii nii Laay Wade woon na ko day dem Doha est-ce que dem na Doha. nee na gaay mee bañ. jaay na su nga xam fu mu taxaw xam lu gën a bon maanaam nga nekk di wax loo xam ni maanaam du dëgg su nga def ba ndax sénégalais yi yeewal mu baax a baax a baax a baax wallahi azim man su nga dem ko nawoon au début gis naa mu nekk un jeune génn xam nga bon am caaj d'accord mais après ci laa ko weddi complètement te mu ko weddee ñeneen aussi noonu la ko weddee Idi Seck la même chose Idi ku jox Sénégal nga tëggu ko day war. mais attention gars yi ñëw nañ ci wetam de ak doole. ñoo ñëpp xool ñoo ñëpp ñu si wetam yëpp amul sax 0,8%. te taay bàkk ak màkk yooyu gars yi fàtte. waaye sa waay jaale bàkk ak bàkk
Makka sa waay ni ñi waaw loolu gars yi fàtte nañ ko fi de. fi yow toog ni képp kuy dem Makka ay sax baaxul il faut que na aji ji Jérusalem loolu la fi wax xool est-ce que noonu la ko waxee. loolu la ko waxee. nekkul ne da dafa saaga ngeen dafa nekkul ne da ngeen a profité ci affaire yi. dafa saaga l'islam Idrissa Seck. mais attention. Idrissa nit ku xam l'islam. day wor jàngal Quran wor noonu day teg diil ginaay yoo xam ne gars yi sama kaas xamuñu ko mu ci ndéem a ndax indi naa ko ma su ma lay conseillé dama lay conseillé nga dem nekk imam ratib bu Dakar bu Grand Dakar xam nga kii bu Dakar. waaw léegi. dégg nga Idrissa Seck kooku Sénégal yi xam nañ ko 2007 dafa ñëw ak 14% su ma juumul 2012 bu ñëw ak 7% day wàcc rek te bii gën a bon. déet moom moo nekkoon deuxième ci mag. te moo bii nekkoon deuxième ci Ablaye Wade. te bii nii nag mooy las kulam. mais moom toujours mooy nekk deuxième. waaye mais day wàcc rek nga jóg 14% 7%. yaakaaroo gàkko ki dem ci moom dana ko jox leneen. gàkku moom amul lu géej waay la am kese la am amul leneen lu géej waay. yaakaaroo Saalum yi. Saalum ñan. ah ci AFP la bokkoon. Saalum li kaa ngi sol li ma koy def Saalum. lan la de. lu dem wàññi ko loolu yëguñ ko woon moom Saalum moom loolu mu fa def Saalum noonu foofu ne gerte buñ jëndul rek ma am. gerte dafa dànk bi Macky ñëwee ci pouvoir ba léegi la bon impayé amatul Sénégal am na wala amul bi ñëwee ba léegi déggutoo bon impayé bii rek bu njëkk temps régime pa bi dem leen chèque lay leen chèque dem leen daa leen fay Macky ñëw xool bii jooni mais yow daal da nga yaakaar ne seen ñaari yoon yooyu ngeen def Saalum Kaolack Kaarang Dingiraay Kër Ayib daal ngeen yaakaar ne nit ñi. dafa ndànk rek Macky ñëw ci baykat laa fa de même ma ñëw dama lay gën ay chiffres leer laay gënal chiffres yu leer laa lay gënal ay chiffres non dama lay wax rek. oui si yaa ngi dem tàppi fii rek non dama lay wax rek man dama gën ay preuve xoolal. mais preuve yi lan moo may wax ne preuve la du ne yaa ko créé. non xoolal man Sénégalais yi ñu ma sirande xam nañu baax a baax xoolal mbay mi ma ñëw ci xoolal ci mbay mi. waaw ñëpp xam ne mbay mi Sénégal yi macha allah. taw am na asamaan saa ngi taw asamaan naa ngi taw lu xam moom. bu tawee te amul engrais amul matériel agricole nooy def bi dafa ñëw. mais est-ce que seen matériel yi ngeen fa indi du ni seen député yi ngeen ko jox ak seen. gars yi non nekk yow dégg nga béykat yi seen xol seen bopp yi nga ñëw xoolal bu nekkee ne tracteur yi. mais ma ñëw xoolal député yi ngeen ko jox ak xoolal seen kii xool gerte gi. seen partisan yi. xool boo xoolee gerte gi. waaw 2011 li gars yi récolté gerte gi en 2011 nga xool différence bi ak 2007 2011 gars yi ñu ngi récolté 527 000 tonnes 2011 2017 ñëw gars yi récolté 1 400 000 tonnes ci gerte gi xool boobu différence nga ñëw ci côté céréales 2011 gars yi récolté 1 100 000 tonnes 2011 tax yu mag ñëwagul de 2007 gars yi récolté 2 500 000 tonnes muy gerte gi muy maïs muy ñebbe muy pastèque bi muy gerte gi muy puloox bi xoolal day yokk chaque année day yokk. booy yii yaa toog sa nekku na yaa toog sa néeg rek bind yi tegal ñu. kooku xoolal da ngay wax baykat yi. booy Saalum Saalum yaa ngi lay dégg de dañu ñëw fii de te xam nga nag Naples dafa bëri Saalum Saalum moom gars yi dañu lay dóor de. xam nga nee naa sama waa ji leen rek moo si metti day am deuxième mandat dem Sénégal yi commencé yu jooy pourquoi kenn téye ko fi te gëm naa ne day ñëwaat. waaw léegi looy wax ci gars yi nga xamee ne xarfu fuxa yi ñi nga xam ne dañ naan Macky jeexam na. jeexal maanaam. ñu mel ni Selbé Ndom ay affaire yooyu naan gis nañ ko mu daanoo gis nañ ko mu def yooyu mooy lan. ñooñu xoolal ay tëkk dil la man gëmuma leen est-ce que xam nga ma wax la man fii nii ba léegi lu mu fi téye Italie lu mu fi téye ba léegi nii man chaque année heure bii décembre janvier maa ngi Sénégal dama ne du ma dem Sénégal janvier wala décembre mu dese ma 1 mois pour élection yi ñëw sama benn carte boobu damay toog voté ko soog a dem Sénégal tey su ma gëmul woon ni du am deuxième mandat kon ma dem naa yàgg bu yàgg dama gëm ne day am deuxième mandat ma toog voté dem ba du ma liggéey bi ak fii du ko yàq. ah gars yi ngay wax de tey sa dégg naa benn booy bu naan gént ne Idrissa Macky Sall di ko jox nguur gi. xam nga ndeysaan ñooñu dañ gént parce que xam nga san moo tax su ma gisee tey Macky Sall incha allah Macky Sall di génn moto yi wër ko
nga escorté ko bu nice ñooñu mooy ñi nga tudd léegi rek waa Thiès seen xol mooy bon ba bu gisee affaire bi rek sa xol lay tàng nguur moo neex lu neex tuuti aussi yaa ngi liggéey mais Idi ku ko jox suñu xaalis réew mi xam nga muy def chaque weekend day dem hôtel Saint-James bu Paris fay tëdd di noos te Idi amul programme Idi nee na moom bu toogee lu mu njëkk def mooy change hymne national maam waaye xam nga moom Idi moom fa fecc moom ay musique lay déglu rek ay kii moom ay musique lay déglu rek. fecc moom bu ko wax président de la République moo fi fecc mu réew mi gars yi di wane ba gisee. loolu fecc. lan la dafa jaayu rek. yéen moom fecc mi moom. dafa feccul dafa jaayu parce que xol bay sedd. parce que xam na ni yëngatu na de. non na yëngatu mooy lu xam la ko waral. gis na ay militants yu engagé topp ko xam ni non c'est que gars yi si bopp ñoo rëy laa rek di wax. waaw léegi gars yi dañoo rëy làmmiñ di wax waaw léegi ma laaj la benn affaire. Sénégal réew la moo xamee ne ay doomam dañoo bëgg am liberté. dañu bëgg lii seen xalaat ñu koy wax. lii leen naqari ci réew mi ñu manifester ko. lan moo tax ngeen ay nit ñi ñuy def manifestation. te li gën a garaaw mooy cette année passée booy boobu nga xamee ne mu ngi ñàkk bakkanam ci xeex pour Sénégal libre. booy bi sant Diop. ci manifester Abdoulaye Wade. ah très bien. léegi barki démb ñu bëgg koy manifester pour recorder. yow léegi ak deyam ngeen bañ. boo seetloo heure bii 2012 heure bii 12 personnes doon faatu ci nguur Abdoulaye Wade heure bii 2012 te yàlla dimbaluñu macha allah ba léegi déggoo mort Sénégal. mais xale boobu de 2010 fukki nit ñoo ñaar ñoo Macky Sall la àndoon Moustapha Niasse nekk seen bitti benn xeer bu ngand ñu ngi koy gis. xam nga li ma la wax kon lan moo tax la léegi ci nguuru Macky Sall ñu ne nañ fàttali ko xale boobu ngeen ne manifeste bi du am. xam nga sama problème mooy gars yi am ñoo xam ne dañ ci rax pour yàq parce que tey bu préfet nii bu fekkee marché moo xam dama wax ko parce que gars yi dañ ciy rax bëgg taal dëkk bi nag réew mi kenn du ko taal Sénégal parce que ñoom maa ngi dégg ñu naan mooy bon élection di fi am. Macky Sall du campagne mais ñoom ñoo gën a xam ni wax yàqu lañuy wax. mais est-ce que loolu du yéen leen ko may. comment lan la réew mi am na arme am na gendarmerie ñu xereñ am nañ police. am nañ lépp ngeen dem ràng ay mbër solo leen seen yooyu. kooku 2009 la 2009 la woon. maa ngeen yu barki démb yi. kooku 2009 la. kooku image 2009 la woon. mooy les borom gars yi ngeen génne ko teg ko léegi ministère bi gars yi attaqué ko barki démb moo ñaay na moo jël mbëri 2009 la boobu sax boobu mbëri yi nga xam ne xel daanaka 2009 la boobu sax Macky Sall nekk le pouvoir 2009 la woon mooy les marrons du feu 2009 la woon. est-ce que du yéen a ngi koy préparé ba léegi. non doxlu si yooyu. ñun daal liñ lay wax ngay gañe réew mi wala nga ko ñàkk gañe Sénégal moom bu leen ñu ko taalal. Sénégal ñu ko taal mooy waa PDS opposition ñoo bëgg taal Sénégal te ñoom ñoo gën a xam ni du mës a jiiti Sénégal parce que Sénégal ñoo leen wàccu. mais est-ce que yéen du ne da ngeen a complot ak paa bi ba tax nangu de teg benn candidat. non dañoo gis gaa yi yëpp doomam yëpp ñëw nañ ci yow. kan ba léegi mu ngi topp kan nga may laaj. doomam kan lépp loo xamee ne nii. mu ngi juddoo ci PDS lépp fi ne nii mu ngi affaire. kan ma ñëw. limal ma. Ousmane Ngom. dafa am sax Balde. am ndànk. dama laaj ma li ma la déglu rek mu andi. Ousmane Ngom amul sax ñaari nit. Balde d'accord mais su ko may Balde xëy na sax am na fukki nit ñu ko topp. Fada d'accord na am na ñu ko topp tuuti. du ñooy PDS. jéem a dégg ñooy PDS de. waaw ñooy kii borom ngeen na. kan si premier ministre. kooku dafa ñaari nit sax. xam nga li man nag PDS yi rek ngeen làq fi ni nii day. aussi balaa ma koy fàtte mooy daw lu ma metti lu ma ñor te chaque fois ci sama live ma wax ko man dama may président Macky Sall may trop. lu tax. parce que man dama nangu ay jeunes di lay xeexal depuis des années rente pour nga falu encore ñi jëm a xarwaat pour nga falu am deuxième mandat gëj ay transhumants yoo xam ni doon contre du jox la ay poste fàtte sa waa kër te kooku appel ñëpp ñoo ko jooy parce que
Ousmane Ndéné Ndiaye ban amul base politique mu am Guinguinéo la am te Guinguinéo ku fa nekk kër moo fa nekk ak ñaari xam nga doomam jeex na Abdou Khoufour mais ñëw ba dem xam nga parce que nag président Macky Sall loolu tamit dafa xool entourage am xool ni jeunes ñi ko doon sonal guddeeg bëccëg moo gën mu jël ay ñoo xam ni. mais loolu passé na loolu passé na 20 jours dañ koy wax pour élection yii di ñëw bu ñu gañee 2024 bii 2000 xam nga 2019. est-ce que yéen bu Macky nekkatul leader bu war a taxaw parti bi du tas. du tas par du tas. ci biir ñun groupe bi gisuñ fii koo xam ne tey. non ma gëm naa ni président Macky Sall am na deuxième mandat incha allah. waaw mais balaa muy après def defaat parti bi da koy defaraat. xam parti bu ndaw la ñu ñoo soog a judd rek jël réew mi moo tax parti bi mel nii mais bu jaatee incha allah deuxième mandat day jëm regroupé parti am defar parti bi incha allah bu demee xool kenn ku muy tëj parti bi mu jiite ko. waaw fi nga xam ne mooy sama dernier laaj nag ci yow muy APR diaspora Italie moom dafa médd wala fu mu toll. APR diaspora Italie ñëpp xam na ni moom dafa am problème dafa mos am problème lu ko waral mooy dafa am ay clan ay tendance dafa am ay clan moo tax jóob mu ni fi am jóob mu am Italie c'est fini lépp nag lu ko yàq nag mooy le président Macky Sall moo ko yàq parce que mu ma comprendre tey parti bi am problème fii ci Italie yow ñëw fi sa bopp ngay jabal ay nit te ñu fi jabal ñëpp man dama gis ni xam na dama gëm ni ñoom bu demee du ko wax li fi xew kenn la fi mujj yóbbu la fi mujj yónni muy Fada ñëwee bu am na ay quelques Fada xamul militant yi xamul militant yi mais ba mu ñëwee tamit au moins am na yu sew yoo xam ne sax bon xaw na ko fi régler yu sew. ci fu mu ko réglé ci ban boor. waaw non foofu bon ku secret la ko su secret la ñu. dégg nga mais ñi fi yóbbante ñëpp ñi fi ñëw ñëpp bu fi ñëwee tamit même problème la. Italie mais yéen da ngeen am problème leadership. waaw loolu am na moom. xam léegi. ko wax naa ko waxtu ñun xamuñ xama ndaw nan. Ndaw Fall Ndaw Fall moo yore Italie. yaa ngi seen Ndaw Fall wala Ndaw Fall wala Lamine Diouf wala Pape Diaw wala kan. ana kan mooy ki nga xamee ne mooy vraiment. Pape Diaw moo jiite Italie. waaw mais lan moo tax mu am problème ak ñiy bayee ko Sénégal di. loolu moo ma jaaxal parce que tamit bëri na problème tey ñu ne Pape Diaw la suba ñu di kee la suba ñu di kële la te Italie ki ko yàq mooy Ndaw Fall mooy tas Italie moo ko yàq. est-ce que Ndaw Fall. est-ce que fekk soo gisee ba xool loolu mooy boo xoolee tey ci parrainage yi ba parrainage yi jeex Italie kenn dafa désigné wu ki désigné fi délégué régional amul ba léegi joxuñu feu vert ñu dem leen ngeen wuti ay parrainage ndigal jugul ci kaw jugul fenn te moo xoolee xam Italie mu daj. kan mooy seen directeur campagne. Italie fii. lu mu ci xam. mais bu ma wax loolu nag xanaa neew ci parti bi. Italie tas Italie xanaa xamul la benn affaire de heure bu gañee élection yi dana bett Italie fii boo gañee non dana bett trop parce que gëwuma Italie dana gañee élection yi. yéen waa Napoli moom da ngeen. non ñu fi dañuy gañe. waaw lan moo tax Napoli am pàtt bi nga xamee ne moom moo gën a organisé wu ci mën nañ la wax ne ne ci dëkk yu mag yi daal bu ñu waxee xoolee lu mel ni Napoli Rome Milan nga xamee ne ñooy dëkk yi nga xam ne ñoo gën a. waaw popolare Brescia. boo xoolee Napoli léegi lan moo tax Napoli am équilibre bi nga xamee ne te mu nekkoon ci li passé woon moo nekkoon ni italien di wax Roccaforte PDS. Napoli la woon. waaw mais lan moo tas loolu ba tey APR ba léegi même xelam dalul ci Italie waaye Napoli moom ñoom seen xel dal la ne dañuy gagné lu tax ngeen ne dañuy gagné soo posé question sama xol lay sedd parce que en tant que napolitain waaw. ok. Napoli suñu section di nekk ay jeunes aussi ma ci préféré di nuyu suñu coordonnateur monsieur Mamadou Ndiaye nekk ay jeunes yu engagé c'est vrai que politique parfois mu am ay xiiroo ay ngaay ay dóorante ñun même bu ñu xuloo ba pare après di àndaat
parce que ñu am benn objectif mooy joxal président Macky Sall deuxième mandat. yàlla def Napoli nekk dëkk boo xam ne vraiment ñëpp ay xayranu bëgg am benn objectif nekk benn c'est que ñu loolu moo suñu doole moo tax chaque fois élection am fii Napoli da ci génn. Rome aussi la même chose ka fa nekk mooy Yankhoba Dioum mu ne ko xam ne vraiment tamit ku nangu liggéey ku nangu sonn ci parti bi tey bu ñu amoon aussi ñeneen ñu mel ni moom tey Italie sax dana mën na génn ci problème yi parce que gis nañu taxawaayam ci parti bi gis nañu taxawaayam ci nit ñi parce que day woo nit ñi dañuy déglu tënkul kenn gars yi dañuy wax seen xalaat parfois maa ngi ñu raak ba dugg baat vocal mais après xoolal nii defaat parce que dafa xam lu mu bëgg xam fu mu jëm moo tax bi soo combat mooy joxaat président Macky Sall deuxième mandat tey bu sud bi mel dafay noonu tey noor ba def ko kenn waxatu ko mais te boo xoolee noor ba mu ëpp nit que sud bi mu ëpp ay nominé que sud bi fee ñoom dañuy lekkante dañ bëgg ku nekk jiitu lu moo tajax Italie waaw ñooñu nanguwuñ ko jiitu wa benn loolu yëpp mën nañ ko dégg waaw kon gars yi ñu ngi leen a delloo ngërmaane ci suñ jotaay bi nga xam ne ñu ngi ko am ak suñu frère bi muy Ahmed Guissé nekk xale boo xamee ne kuy jàppale président Macky Sall la fii ci Napoli di def ay live ngeen kuy bàyyi xel di ko déglu surtout ci fan yi 20 jours yi des fekk ñuy dem ci li ñuy wax mbañ gaat ci gi mu bëgg gaa yi dellu si waat fàttaliku kii président waaye xam naa booy sonk yi nag duñ ko ci bàyyi waaw Ahmed kon ñuy jox la sa dernière parole pour nga nuyu say xarit. waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi lay gërëm vraiment tamit di ko am kontante di nuyu ñëpp fépp militant APR nekk ci monde bi sympathisant maa ngi nuyu ñëpp leen wax ni nga ñëw jàppale son excellence muy président Macky Sall di nuyu waa Napoli sama section aussi di nuyu Mamadou Ndiaye jox sana Ndeye Coro di nekk jigéen ñu takku ñu bëgg président Macky Sall tamit di lancer appel tamit waa Saint-Louis muy sama région fa dëkk juddoo màggee fa yaroo fa leen wax tamit nu ñëw jàppale président Macky Sall te lii président Macky Sall def Saint-Louis def ko benn dëkk donc mooy lancer appel sama mbokk ndar-ndar yi fépp fu ndar nekk ci monde bi ñu jël sa carte voter président Macky Sall ndax mu am deuxième mandat. Merci. waaw kon jërëjëf Guissé kon gars yi ñu ngi woon fii ci TV Darou Salam nekk fi ak suñu frère bi ñu koy wax jërëjëf ci oysi bi nga xam ne moom la ñu oysi ba beneen yoon TV Darou Salam.